mbokk internet yi salaamaaleykum Thiès salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk sportif yi bon seen émission jotaayu nawetaan xam ngeen ne bii passé ñi demoon ba Mbour seeti woon l'international Djilani Fall waxtaan ak moom dégg ngeen li mu ñu wax dégg ngeen aussi lépp loo xam ni wax na ko loo xam ni moo nekk si moom ak conseils yi mu joxe dañoo dellusiwaat Thiès nag am invité boo xam ne c'est spécial surtout pour man ku spécial la si man muy l'international Habib Diallo xam ne ku ne xam na ko mu nekk Strasbourg nekk en même temps équipe nationale moom lañ Thiès fii tey fekk ko Thiès doon waxtaan ak moom Habib ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Youssou. waaw Habib tey vraiment seen émission jotaay nawetaan moo la seet si. ci Xéwal TV seet la fii sa biir kër pour waxtaan ak yow li la njëkk a laaj mooy sa ndorteel si nawetaan fan la ban équipe nga jëkk a joué fii. nawetaan defe naa ni Atomique laa jëkk a joué. après ci laa fa jógee dem Pastef Guy Sombel. kon mën na ñaari équipe yi nga joué Atomique ak Pastef. Atomique Pastef rek laa mos a joué nawetaan. waaw bi ñu demee laajte sax si nawetaan dañu ni Atomique Renaissance la njëkk a joué. Atomique Renaissance waaw après ci la fusionné. c'est la fusion bi. doon Atomique. waaw ba mu nekkee Atomique waa man loolu tax ma jàpp ne benn équipe la rek. waaw c'est que bi ñu laajtee foofu dañu xamal ni fusion boobu daanaka li ko waral yow si nga njëkk a gën a bokk parce que da nga doon joué Atomique Renaissance mais ñi nga daan ànd Atomique lañ bokk. Atomique lañ bokk léegi Atomique mënuñ jot si yow. léegi il fallait fusion boobu am au moins pour ñu mën yow nga mën a fubal si équipe boobu est-ce que loolu yëg nga ni fusion boobu yow yaa taxoon fusion boobu am ñaari équipe yooyu dem ba doon benn. loolu moom mosuma ko yëg moom maa koy door a yëg tey. waaw mais tamit ñaari équipe ci benn quartier moom tamit xam nga dafa xaw a doy waar surtout nawetaan moom bu bëggee am ay nit moom faaw nga quartier bi doon benn mais pas ñaari équipe ci benn quartier. waaw si foofu tamit la ñu xoolee ba xalaat ni entre ñaari ASC yi la sekk rek sa fans club bi daanaka booy seet base bi ñaari ASC yooyu ñoo ko bokk te bi ñu laajte aussi xamal nañu ni ASC Guy Sombel dafa génn si ASC Atomique mu doon 2 ASC est-ce que yow à travers yow est-ce que mun fexe ba ñaari ASC yooyu doon naa benn. waaw ñaari ASC yooyu man mun naa ni war naa mën a doon benn ndax tamit gars yi comme que ñoom dem nañu ba créer benn fans club ak yooyu te am na ñeneen sax ñu dëkkul ci quartier yooyu tamit ñëw bokk ci tamit am na ñu dëkk HLM. ak ñeneen ñoo xamante ne mooy loolu. donc ñaar ñooñu war nañoo mën a fusionner mais dina xaw a difficile trop. loo jàpp nag du tax nga ne ne difficile comme yow yaa ngi fa. te booy seet ñoom ñaar gën nañu am liaison ndax yow ñaari ASC yi. am na parce que am na fu ñuy tase benn panel ak lim sa fans club bi. ñu siy tase mais c'est à travers loolu war ñu mën waxtaan à travers sa personne équipe bu fexe ba doonaat benn. waaw xam nga loolu tamit man même bu ma ci waxee ak ay nit tamit. du question yi ñooñu doo nga war a mën a décider xam nga ab quartier la. quartier c'est vrai. loolooy problème bi. xam nga ñëpp bokkuñu gis-gis bokkuñu xalaat. loolu la tamit day xaw a difficile de. mais loolu daal am souhaité nga pour loolu am quoi. loolu bu amee moom day gën a dundal ay seeb day gën a tax gars yi comme que dañ naan ay ñii gëj nañoo jël coupe ñii mosuñoo jël coupe ak yooyu. da leen di gën a yokk motivation tamit pour jéem a jël coupe. te ñaari ASC yooyu booy seet ñooy sa ASC de cœur ASC Guy Sombel ASC Atomique en plus sa fans club base bi foofu la gaa xam ne ay HLM ay yeneen quartier ay ñeneen ñi ñëw jàpp sa fans club mais ñaari ASC yooyu lan nga leen di wax parce que ñoom booy seet dañoo reconnaissant envers yow dima ko xam mën a xam booy football dañuy dajaloo dañuy def lépp jàpp si pour pousser Habib Diallo ban message nga leen di lancé. waaw man message moo leen di lancé moom xam nga moom li ma dee Atomique. man boo dee xool falaa ñu bëri dañ naan falaa dëkk. waaw te Guy Sombel laa dëkk. te boo dee xool Atomique laa ëpp lu ma joué que Guy Sombel boo dee xool benn. at laa ko joué benn année même pas matul sax année ndax continué wu ma. ci laa demee donc les man lu ma leen di wax rek mooy comme que gars yi benn fans club lañu. pourquoi pas ñu ko mën a def benn ASC gën a xam nga rek. waaw président boo xamante ni ñoom dina leen mën a gérer wut benn bureau boo xamante ni du doon ci benn club bi kese du doon ci benn. ñaari côté ku ne gis sa bopp ñaari côté voilà mélanger ko xam nga. moo gën même bu ñuy jéem a def siège boo xamante ni ci la ñuy def réunion yooyu bu ñu ko jéem a def kàcc ñu def ko entre ñoom ñaar xam nga wala bu ñu defee tey réunion fii def fee réunion. mu équilibré quoi. équilibré waaw. moo gën quoi mais
ah xanaa ñoom ñu waxtaan rek xool nuñ koy mën a kiiwee rek. yow nga jàpp si. ah man de bu ñu bëggee man mun am na ñoo xam ne war nañ bu ma waxtaanee ak ñoom moom dinañ ma. dinañ la soutenir bu nga jàpp si. waaw mais xaw ma nag ba xam dinañ ma déglu ndax ñoom ñoo ma mag. waaw mais xanaa jéem a waxtaan ak ñoom rek xool. ci ban fànn muy waxtaan ak ñoom pour ñu def ko benn. wala ñu génne seen moyens ñëw def si. non xam nga fusionné du question ay moyens question d'argent wala non. question waxtaan la rek waxtaan ba jiboo xam nga. surtout ñaari quartier yoo xam ne bokkuñu. ñii nu ñuy xalaatee ak ñii ñuy xalaatee bokkuñu xam nga. day xaw a difficile loolu tamit day xaw a difficile. day xaw a difficile d'accord mais xam nga football Habib dafa metti te booy seet famille en général ñoom du ñu gëm projet football. famille boo nekkee seen doom di football en général du ñu gëm projet bi. projet bi ñi koy gëm mooy ñi nekk ci biti ñi lay seetaan ñi dund ak yow ñi lay kii mais excès am nga ci sa carrière ay nit ñoo xam ne marqué nañ la que ni ñi gëmoon nañ ni Habib Diallo mii vraiment dafay buñ ci jàppee war na mën a dem. man ma carrière man mun naa bëri nañ mais xam nga rek mun ma leen a lim mais bëri nañ xam nga mun ngaa lim juum tamit keneen gis ci boppam ak yooyu. mais bëri nañ. nga Thiès moom mooy loolu dafa xaw a doy waar tamit. boo nekkee nawetaan boo dee xool dernière année bu ma joué nawetaan sax naru moo na joué dama ne du ma joué. ndax xam nga rek mooy loolu nawetaan ak li ci nekk ak yooyu. voilà mais sama carrière moom am nañu jàpp moom. mais ñooñu loo leen di wax tey ñi si jàpp ñi nga xam ne ñii vraiment. mais ñooñu xanaa lu dul remercier leen rek. mais sant yàlla di leen ñaanal yàlla seen ñu dund ba fekk seen njëriñu doom xam nga rek. waaw di leen remercier encore rek. mais Habib Diallo équipe nationale dañu gis ni bi ñu la sélectionné fii à Thiès entraînement 8 kilos bi ñu doon def. dañu gis ni Habib Diallo dafa mobiliser presque ay centaine de cars ñëpp ñëw yëngal stade bi foofu. fans club bi ñëpp ñu sentir fa sa présence trop ci côté fans daanaka Thiès yëpp mobilisé wu derrière Habib Diallo mais keroog sentiment boobu lan la def. waaw xam nga dañuy keroog du ma ne xam nga lan la bëgg du ma ne affaire de sentiment wala kii xam nga boo dee xool la plupart samay copains lañ ñooy ànd ñoom ñoo organiser lépp def li ñuy def xam nga loolu doo ci am lu dul. mbégteeg xam nga rek. waaw xam nga loolu dafa ne xam nga des fois nit nga doon dara ñu nangul la ko yombul. comme yow tey nga dem nekk ci koñ bi doon fi un professionnel say copains say lépp nangoo ñoom pour teeku ñoom ñëpp ñëw ne dañuy jàppale xam nga loolu yombul. waaw am ñoo xam ne dañu toog fee di critiquer ñii di dingaat ñii naan non. xam nga loolu tamit lu koy indi am ñoo xam ne dañuy toog fee di dingaat ak yooyu. am na ñoo xamante ne dañuy doon professionnel. di ànd ak avant ñu doon professionnel seen i copains tout ñu dem ba doon professionnel am ñoo xam ne dañuy changer xarit. am ñoo xam ne xam nga ñu ngi ci yeneen mbir. te man boo dee xool ñu may àndal lay àndal ba léegi. c'est vrai depuis ba ma ñëwee ñoom maa ngi ñoo may nekk tout le temps. tamit ak affaire fans club bi tamit même après match bi noonu bu ma gisee ak Allah waxtaan naa ak moom sax ne ko man bu ma sañoon ay affaire de fans club sax duñu def fans club Habib Diallo. lu ñuy def. dañoo waroon def fans club équipe nationale. ndax Habib Diallo du question ni ay. non parce que non Habib loolu du ma d'accord parce que fële da ngay xool. xam nga da ngay xool fu ma xool fee sax pour mën a kii gars yi da ngay xool seen capitaine bi. waaw day jël ay fans. waaw équipe nationale ku si nekk daal sax koñ dina mobilisé wu ànd ak yow. ay Kouyaté fii Sadio Mané fii ñëpp fii. xam nga du mais kon ñoom il faut ñu def fans club Habib Diallo ñu xam ne waa kër Habib a ngi nii. waaw loolu d'accord naa ci. mais xam nga du ñoom Cheikh wala ñoom Sadio ñoom ñooy dem. jéem a defarlu fans club. waaw seeni fans club ñoom ñooy créer seen benn kii ko. waaw mais man sama gis-gis mais xaw ma mais sama gis-gis laa wax man. xam nga mën ngaa créer fans club ne fans club Habib Diallo. équipe nationale. xam nga Sénégal la ko tax a jóg. boo ñëwee ne fans club Habib Diallo day mel ni kon yéen Habib Diallo dong ngay leen fi indi. mais c'est effectivement. Habib Diallo moo leen fi indi parce que am na ñoo xam ne mosuñoo dugg stade. waaw mais bu seen doomu koñ solee mayo dañuy dem. gaa lañu saan équipe nationale télévision lañu ko daan seetaanee mais bu gisee seen doomu koñ ñëw tey dañuy dem uniquement pour seen doomu koñ. waaw xam nga fans club boobu mën nga ko changer sax beneen mot. comme nan comme daal fans club Diallo bi neexu la. non du ma neexu ma de. xam nga boo nee fans club rek. day mel ni ci nit ki rek la. ci nit ki équipe nationale lañ ñoom yow lañu fan. xam voilà ñoom yow lañu fan wuñu équipe nationale. xam nga mun ngaa ñëw seen équipe la. mais yow lañu fan Habib Diallo. xam nga loolu d'accord naa ci. waaw mais mun ngaa ñëw ne dañuy ñëw pour soutenir diw. waaw xam nga loolu moo gën a kii sax fans club mais fans club bi day am mais fans club la mais booy ñëw bañ a bind fans club. ndax am na ñoo xam mën nañu koo gisee ne diw
ñii diwa ko indi te équipe nationale moo leen indi. waaw mais xam équipe nationale bi mu dalee dox ba léegi noonu la mës a demee. fan club Bokande fan club Thierno Youm fan club El Hadj Diouf fan club ak Sidi Sarr fan club ak Diallo. waaw xam nga loolu am na ñoo xam ne nañu ko def mais boo ñëwee ne dañuy soutenir diw. mais équipe nationale moo leen fa indi. waaw xam nga ñu bëri bu ñu defee mais bu fekkee diw daa indi fan club diw fan xam nga après te Sénégal benn pays la après. xam nga rek séparation xam. kon daal fans yi li nga souhaité boo ñëwaat bu ma sañoon bu ñu ma ne man dong mais ñëpp laay wax sax. ñëpp daal ñëw supporter ñëpp Sénégal moo leen fa indi. ñëw jàppale Sénégal pour xam nga rek gars yi jéem a. réaliser seen rêve ak yooyu nit bind rek fans club équipe nationale. non fans club équipe nationale moo gën wala nga ni pas fans club équipe nationale boo dee xool nu ngi koy liiree du kii quoi boo dee fans club équipe nationale mais fans club Habib Diallo moo gën a jekk. fans club Habib Diallo Habib loolu. waaw xam nga fans club moom non du ma ne dama koo bañ. du ma ne dama koo bañ. mais gënalu la daal. non du ma ne gënalu ma tamit. mais lu gënoon kii xam nga bu ku nekk buy nee fans club ku nekk beru ci benn côté. waaw. te dañ ne supporter ñan ñoo leen fa indi équipe bi. mais dañoo war a ñun ñëpp a war a boolo. supporter équipe bi. mais bul ñëw rek pour supporter diw. mais est-ce que xam ne am na ñoo xam ne yow yaa leen fa indi. am na ñoo xam ne sélectionné nañu Habib. mooy tax man ma ñëw équipe nationale. waaw xam naa loolu. très bien mais boo ñëwee biir stade. waaw xam nga ñëpp nga war a supporter. ñëpp c'est vrai ñëpp nga ci mais yow. am nga ci préférence. d'accord préférence boobu moo tax ñu bind fans club. looloo tax nag ma ne fans club bi. boo ko kiiwee day indiqué carrément ne ah diw moo ñu fi indi. waaw te yow loolu boo ñëwee ne dañuy soutenir diw. loolu sax xam nga moo gën a kii sax fans club. mais bu ñëpp doon def noonu. Sénégal day doon benn. ci la ñuy gën a mën a avancer. xam nga ñu bëri bokk ñu gis-gis bokk ñu gëm-gëm bokk ñu nu ñuy xalaatee xam nga. waaw c'est vrai. kon daal boo sañoon daal mu fans club bu ñëpp daal seen daal dindi leen fa xam nga du man maay ñëw naan dindi leen fans club wala dindi leen kii. non mais comme yaa ko moom. xam nga comme yaa ko moom yow lañ ko defal. gars yi da ngeen wax neex na wala neexu. non du ma ne neexuma. neex na la moom. waaw neex na la xam nga rek mais man sama gis-gis laa wax ku nekk ak na ngay xalaatee. parce que yow yaay borom de fans club man moom moo ko keneen moom ko fans club Habib Diallo la. yow kon sa gis mooy daal nañ dindi Habib Diallo def ko fan bu ñëwee daal ñu xam ne daal équipe nationale moo leen indi. xam nga looloo gën a jekk looloo gën a rafet sax. waaw. xam nga doo dem comme boo dee xool ci tubaab bi. doo dem ñoom ñu ne fans club diw. waaw mun ngaa sol mayoom ñëw. mais ñoom seen dëkk moo leen fa indi ñoom ñëpp ñuy supporter ñëpp benn lañ doon. doo gis groupe toog ne wala groupe toog ne boo dee xool stade groupe ay nekk nii. ne diw moo ñu fi indi groupe nekk ne diw moo ñu fi indi mais bu fekkee loolu lépp bu deñee. kon changement boobu nga bëgg a indi yow. ci côté supporter non xam nga loolu moo gën côté supporter loolu moo gën changement boobu moo la gënal quoi. ñun ñëpp ñëw ne Sénégal moo ñu fi indi. kon day commencé say nit ñoom. ñu changé kii bi ñu changé slogan bi. yow boo ñëwee ne diw moo ñu fi indi. yow ngay poussé diw kooku rek non yow équipe nationale diw moom dong mënta def dara. boo dee xool équipe nationale 23 lañu. ku nekk bu ñëwee. ku nekk indi fans club am ñëw. ne man diw moom fi diw moom fi ngay poussé diw kooku diw moom dong moom mënul def dara. kon nga génn ci vestiaire yi gis fan club ak Diallo la xaw a frappé quoi. non. boo dee xool man loolu frappé ma mais xam nga rek man sama gis-gis la. waaw sa gis-gis. ndax yàgg naa gis gars yi di bind ay fans club mais. mooy loolu mais man damay xool ci côté boo dee xool tubaab yi ak africain yi boo dee xool. fans club boo ñëwee da nga naan équipe nationale moo ñu fi indi. ñun ñëpp équipe Sénégal moo ñu fi indi. ñëpp booloo doon benn supporter équipe nationale mais. ku nekk am nga sa préférence am nga ku ngay supporter. waaw loolu moom c'est vrai. voilà c'est vrai xam nga ñëw sol t-shirt am wala kii xam nga rek. am na ñoo xam ne tey match bi jeexoon. équipe nationale nga jëloon coupe d'Afrique ñii dañuy jubal daw kër Sidi Sarr ñii jubal daw kër Habib Diallo. voilà mooy ñoom dëkkal Habib Diallo moo la intéressé. waaw loolu dañuy daw jubal kër Habib. ñooñu nag par exemple mën nañu gis fans club Habib Diallo ñu jógee fa ñëw tribune boobu. waaw mais teewul équipe nationale la ñuy supporter. mais dañ cee am koo xam ne moom moo leen gën a poussé que ñu bëgg équipe bi. mais Habib Diallo loolu foog nga nangu ko xam d'état pour ñu avancer. loolu bañu ma ko loolu am na. am na. loolu am na. d'accord léegi ci côté football bi xam nga en général képp kuy football rek dafa bëgg yegg fi ngeen yegg tey. te am na ay secret moom. te booy seet ñëpp dañu opté pour doon joueur comme yàlla mi dogal yéen nga xam ni macha allah li ngeen fi ngeen nekk leen ñaar yaa ngeen ci gën a yàgg. xaw ngeen yegg foofu lan ngay conseil yi nga xam ñoom vraiment football lañ def métier. waaw man boo dee xool football du ma ne métier la mais passion la. passion la. boo dee xool yow loo xamante ni sa bëgg-bëgg la.
ah war ko def métier quoi dañ ci non xam nga boo ñëwee ne football sama métier la moom la ci laa bëgg a kii non mais. wóorul quoi. mu ngoog nag ñu bëri ci loolu la ñuy trompé woo. ba ngay ñëw ne carrément football sama passion la voilà. def ci liñ ci war a def. mais kenn xamul yàlla xam. kenn xamul ba xam di nga réussir ci football wala déet. nekk laa ci li nga war a nekk nga def ko. mun nga liggéey wala ngay jàng di football. mun nga liggéey yor sa liggéey. di football en même temps. am na liggéey xam nga ànd ak fii liggéeyam Sénégal ay maçon la ak ay métier mën na ànd ak football. mais après mooy loolu am na ñoo xam ne mën nañoo sacrifier boo xamee ni carrément voilà wala nga sacrifier wu concentré wu say entraînement dem topp football bi dem ci centre de formation yi. comme yow ban nga si defoon. da nga concentré woon topp football wala nga ko doon boole ak leneen. non man boo dee xool dama dem ba 3e war a def BFM après. nga gëm ne yow football bii nga gën a kii. ci laa arrêté sama jàng dem continuer. gëmoon nga sa talent xam ne kii. même pas 1 an ci laa dem. ah oui waaw loolu moom gëm-gëm la. 6 mois defe naa xaw ma mais benn bëgg nañu leeral benn affaire parce que ku ne ñu ngi naan maa formé Habib Diallo mbaaxaan fii nu mu tudd sax génération foot fii ku nekk di wax mais kan moo formé Habib Diallo Bagaz kan question bu gàtt kan moo formé Habib. boo dee xool mbaaxaan man ba ma fa demee ñoom dañ ma fraude pour ma jouer fa. xam nga loolu mosuma koo leeral ndax dañ ne ma noppil. waaw. man Seneps. fa laa njëkk a joué Seneps. ñoom ñoo la formé wala nga joué. boo dee xool fu ma njëkk am licence Seneps la nekk naa ci Aline Sow nekk naa fa ba ma nekkee xale ci Aline Sow. mais mosuma fa am licence kon Aline Sow moo la formé. waa xam nga buñ naan formation mooy yow club ba nga dem ba am fa sa licence ak yooyu yëpp. ah ok. Seneps laa njëkk a amee sama licence. mais ndorteel gi ci Aline Sow. voilà ndorteel gi laa jàngee football. waaw fa nga jàngee football très bien. jóge fa dem Seneps. fa nga am licence normale. ci la am licence normale ba ma dem xam nga yàlla def ma arrêté Seneps. mbaaxaan. ci lañ ma mbaaxaan frotté. ma dem fa mais joué ma fa ak sama. waaw joué fa ak Habib Diallo comme ni ngeen def si nawetaan yi rek. voilà. joué ma fa ak sama carte d'identité. noonu ci laa fa jugee. dem nu mu tudd génération foot. ñoom nag bañ demee ba gis affaire yi commencé sotti ndànk-ndànk ñu bëgg a génn ne maa formé diw. waaw du noonu te du woon noonu naxtaan la woon rek waxtaan. naxtaan la rek waxtaan bu fekkee da ngaa bëgg diw jàppale club bi wala diw. def dara non da ngay ñëw waxtaan ak moom. mais doo wër. waaw vraiment di wax lu amul quoi. di wax lu amul. wala ngay jéem a dem ci ay sëriñ ak. déet. non foofu ñu taxaw foofu sëriñ moom comme garaawul non bul dugg foofu. am na yoo xam ne duñ ko wax. buñ ko wax sax mooy loolu. buñ ko wax. mais mbaaxaan bu ñu taxaw ne maa formé diw. 6 mois laa fa nekk 6 mois. ëppul. donc ñoom nañ yem foofu. waaw nañ yem foofu daal bu ñu dugg si leneen mais beneen mooy Habib def nga fi championnat Sénégal génération def nga fi 6 mois je crois. génération foot dama fay def 6 mois waroon a dem après doon toppatoo sama passeport. ci laa fi toogee 1 an. waaw kon ñam nga championnat fii ñam nga fële tamit championnat Europe. mais fii dañ naan championnat professionnel. mais li fi lii ex championnat professionnel parce que lu may gis ay équipe yoo xam ne amuñ sax terrain équipe première division amuñu terrain de football amuñu lieu ba pare ñoom ñu ne champion ñoom ñu ne ay équipe professionnelle yow loolu lan nga ko jàngatee loolu. waaw Sénégal am na équipe yow mi ñam ñaar yëpp. Sénégal moom am na équipe. non même côté finance. mais côté infrastructure côté li nga gis. est loolu yow. boo dee xool Sénégal loolu fi manqué ay terrain kese fi manqué. terrain kese mais talent am na fi. talent am na fi kañ boo dee xool yow boo demee Europe africain yu fa nekk yëpp. genn wàll gi toj foofu yëpp ay sénégalais lañ doon. mais est-ce que logique joxe na équipe championnat première division bu amul terrain d'entraînement moo ko moomal boppam. normalement moom loolu équipe professionnelle. équipe professionnelle moom normalement da ngaa war a am terrain d'entraînement am sa terrain officiel même boo amul terrain officiel sax nga am terrain d'entraînement. kon ex championnat bi kon du championnat commercial. ah parce que ñi football ñëpp dañoo opté loolu moom ndax moom loolu moom. comme jugee nga fi daal see wax. non xam nga fii. état bi tamit da leen a jàppalewul ci côté terrain tamit. loolu la je pense que loolu kese la. état bi moo leen jàppalewul mais ñoom ay partenaires yoo xam ne dañ la faral ay terrain. même boo amee ay partenaires tamit. di leen defal ay terrain tamit état bi da cee war a jàpp. loolu moom c'est vrai léegi ñu dugg si Habib ak Angleterre sa soppee yeeg ñi la bëgg ñëpp yóbbu nañu la Angleterre mais Habib ma nga Angleterre ñii ne Chelsea ñii ne Tottenham ñii ne loolu yoon ci mën a wax. ah man dama naan lu jot yomb rek. gars yi yóbbu mais ñi la ko yéene woon loolu ñi la ko yéene woon ñoo xam ne vraiment dañoo moon fier dama jógee Strasbourg dañoo xaw a man ñi ma ko yéene dama naan lu jot yomb rek moo doon fële. loolu moom yàqamtiwu ma dara. dañ naan yàqamtiwu ma dara lu jot yomb. lu jot yomb ça veut dire Angleterre bi daal
à l'avenir mën nañu. non xam nga nit moom booy wut moom jar na yàqamti. loo war a am rek di nga ko am. mais football est-ce que day xaar football du xaar de. waaw football du xaar moom gaaw na mais nit moom. ci kaw suuf loo war a am di nga ko am jar na yàqamti. loolu moom c'est vrai léegi bu ñu dellu si équipe nationale da nga bokk koo xam ne moom mooy ballon d'or instant muy Sadio Mané. fréquenté nga ko. bon lan nga mën a wax ni par exemple moo ko permettre que mu jël ballon d'or bi à part talent ah man dama naan gëm-gëmam ak mën li muy def rek looloo tax. mais séeréer beeg yooyu parce que fréquenté nga ko. bokk ngeen équipe nationale war nga si moom ay caractères yoo xam ne poussé na ko mu dem tey ba jël ballon d'or. waaw looloo tax man la gëm-gëm ak mën li muy def moo tax mu jël ko. gëm-gëm ak mën-mën kese stade fi. ah mais boo gëmul li ngay def. waaw du mës a avancé. essayé mi ngi mel ni ngay liggéey te gëmoo li ngay liggéey. waaw du sotti. waaw loolu moom c'est vrai. moom daa mën li muy def gëm li muy def rek. mais yan ambition nga am pour équipe nationale. man ah équipe nationale xam naa ni moom ambition yi moom xam naa ni jël ak ñoom équipe nu mu tudd Coupe d'Afrique. xam naa ni loolooy première ambition bi sama. boobu ak ban. mais balaa ma naan beneen kañ xanaa ñu jël Coupe d'Afrique ba pare doo ko xool leneen. léegi daal pour le moment Coupe d'Afrique ba pare. Coupe d'Afrique ba pare. pour Habib Diallo ambition personnelle. non du ma ne pour man. non équipe nationale non pour équipe nationale d'accord yow moom da ngay bañ sax fans club Habib Diallo. non fans club kii nga dama ko bañ de. non gënalu la. dama ne gars yi bu ñu ñëwee ne fans club day doon nit kese te yow sénégalais nga da nga naan équipe nationale. mais ñi Habib. mais boo ñëwee diw rek. non ñi bëgg Habib Diallo diw rek la ñuy wax ñi bëgg Habib Diallo rek la ñuy wax. fans club loolu c'est normal c'est normal ah d'accord. man néew ma dama koo bañ de. mooy gars yi bu ñu ñëwee. xam nga kii mun naa ñëw toog nii doon fans club. fii am espace kii toog ne fans club gars yi doon ay juug. ay juug ay waaw. mais boo demee feneen. gars yi doonuñu ay juug. benn lañ doon. di supporter équipe bi. mais duñ supporter diw kese même booy supporter diw kese. mais ñoom dañoo ñëw pour équipe bi ak diw. mais am na ñoom dañuy ñëw pour diw kese. léegi la nga jàpp moo des ci football loo xam ne war nga ko mën bokk na ci ambition te réaliser goo ko. man ma dese bari na mais. wax ñu ci ñaar rek wala ñett. non bari na rek. comme yan. non xaw ma mais bari na. non li ma ñu si rek ñamal ñu tuuti rek. non comme tey bëgg naa jël ballon d'or bi wala bëgg naa. non mais xam nga man moom. man moom bu ñëw rek ma xam ne dafa war a ñëw. mais am na lu la gënal. lu ñëw ko fa ñëw moom baaxul am na lu la gënal moom. man moom dama tàmm moom. doo nekkuma fii di wax naan ay man lii moom a gën a lii non man lu ñëw rek mooy loolu. lu ñëw rek mooy yooyu da ngay nekk si yow la si fekk muy noonu. voilà mais amul lu gën a ay teg sa bopp pression ak yooyu non. loolu non du pression sax mais day am loo xam ne tey visé nga ko. waaw loolu moom dina nekk sa bopp di nga naan man bëgg naa àgg fii. waaw comme fan doon ñamal ñu xool. non man xaw ma mais mooy loolu. c'est vrai léegi équipe nationale bi nga xam ni moom si nga nekk nii. bon lan nga ci mën a wax équipe nationale bi comme yow yaa nekk ci biir xam nga des fois équipe nationale gars yi dañuy génn fii équipe nationale bi amul fond de jeu nit ñi gis équipe nationale bi amul fond de jeu sélection bi demoo ni en tant que joueur yow. waaw xam nga en tant que joueur am na loo xam ne yow mën nga ñu ko wax. xam nga gars yu bëri yu nekk fi naan équipe nationale amul fond de jeu daa fekk ñoom mosuñoo football. xam nga toog sa télé wala toog ci kaw tribune di wax. yomb na trop. yomb na moom. mais balaa équipe nationale di am fond de jeu wala ñu nekk fii di wax. moo tax sànq ma naan la état bi. ñoom ñoo war a jàpp ci terrain yi. équipe nationale gars yi bu ñu bëggee football bu neex wala kii nañ defar terrain yi ba pare. defe naa ni équipe nationale loolu dong xaw manqué. loolu rek. mais stade bi nga xam ni presque moo doon sa stade fa nga passé sa enfance booy seet nawetaan fa nga ko joué. bi nga fa dellusiwaatee. bi nga génnee ci versaire yi jàkkaarloog terrain bi nga xam ne presque mooy ta terrain bi nga xam ne fa nga tàggatoo ba nekk foofu lan la def si yow ak but bi nga fa marqué aussi. non du ma ne def dara ndax. dina def dara moom. non gëj ci terrain ñëw footballaat fa. non gëj fa mais changement doo ngay am mais non da nga gëj toj fa. xam nga changement nga fa def nga fa. changement doo ngay am beneen fànn nga fa ñëwee. parce que da nga ñëw sol maillot national. waaw ñëw sa biir dëkk comme ni ma waxoon sànq say copains say ñëpp dajaloo ñëw taxaw tribune bi yëngal fa ñëpp xam ne Habib Diallo indi na fi mbooloo. nga ñëw encore fi nga xam ne fi nga doon tey ñëwaat fa encore xam boo demoon tey Ziguinchor wala fenn yooyu mën na bañ def si yow loolu mën na bañ def si yow loolu gaa Sénégal ngay joué mais da nga ñëw Thiès say copains say dëkkandu say xarit ñëpp nekk si kaw tribune bi nga génn ci biir tey jàkkaarloo ak terrain bi nga xam ne fii nga ndoor tey fii nga defee sa lépp ñëwaat fa marqué waat fa bi sa xel si lan la njëkk a dem. man sama xel ci li mu njëkk a dem sama xel ci li mu njëkk a dem ma dugalee ci sama doom. ci la njëkk a dem après ma doog a xalaat leneen. ci doom ji quoi. non parce que jour anniversaire am la woon. ok nga ñëw bii boobu moom nga ko jox quoi. waaw ok defe naa émission bi yàgg na te nga waxoon da nga xaw a yàkkamti.
waaw léegi ñan ngay gërëm xam nga ah. ñan ngay gërëm. man xanaa di gërëm ñëpp rek ñu ma xam ñëpp. ku la xam rek yaa ngi koy gërëm. ñëpp xam nga mun ngaa wax ni diw. waaw lim bi moo nga ko wax c'est vrai xëy na boo limee bàyyi kii waaw c'est vrai ñëpp kon ni mën nañu ko gisee leen yaa ngi gërëm ñëpp. lan ngay conseil kon boo yi ma la waxoon sax nga xam ne ñoom vraiment dañoo bàyyi seen lépp def sport métier def football métier bëgg a yegg fi ngeen yegg tey. comme lu ma leen wax rek comme bu fekkee ne yow da nga ne comme nee naa la football du métier passion la rek mais bu fekkee da nga ko bëgg a def métier faaw nga sacrifier lu bari. kon li ngay ni ko def métier daal conseiller la que ni football daal moom du métier quoi. ñu bëri mais du man doo nga koy wax mais ñun ñii mun nañ ne xam nga mun naa doon sa passion mun naa doon sa métier en même temps. mais bul jiital métier bi daal ci football. mais xam nga mun boo ñëwee ne non football damay bàyyi liggéey dem def football mooy sama métier ak yooyu. mais kenn xamul football sans ça rek mun nga ci réussir mun nga ci bañ a réussir. man maa ngi nii nekkoon naa fa ak ñaar ñoo xamante ñoo ànd boo dee ñoo ma jiitu sax. yàlla def ñu wàññi leen man ma des fa. ba nii maa ngi déggante ak ñoom tamit xam nga moo tax ma ni kenn xamul sens rek la. d'accord kon fi ñu commencé woon dañuy tëjaatee rek si ñaari ASC yi nga xam ni bon li ma la wax nii mooy dajaloo bi mën na nekkaat ci sa tur yow. ASC Guy Sombel ak ASC Atomique man moom à travers yow mën na nekkaat te il faut nga gëm loolu. que yow yaa nekk entre deux ASC yi. yow yaa tax tey dajaloo war nañ ci benn panel boo xam ne def ko fans club Habib Diallo. à travers war nga si mën a jàpp ba ASC doonaan benn parce que boo seet Arlem ak Cosmos doonaan nañ benn ASC. kon ñaari ASC yi nga xam ne am nañ seen doom boo xam ne tey dajale war na leen egg si mënoo gën a pousser ASC bi doon benn. Ousseynou lu ma la wax rek. loolu dañ ko bëgg def sa mission daal dina metti trop. may ñu loolu rek def ko sa mission rek ñaari ASC yi doon benn. nee naa la ñaari ASC yi seen kii ni muy xalaatee kenn muy xalaatee bokkul. mais ak ñoom même maag yow bokk ñu xalaat dañu toog di waxtaan. xam nga maag yow nga wax. waaw ñaar lañ. ASC du ñaari nit. du ñetti nit groupe la quoi. du ay groupe yu ndaw sax. waaw lancer leen message ñaari ASC yi pour ñu tëj. waaw man ASC ñaari ASC dama naan ñu jéem a fusionner rek jéem a waxtaan seen biir ba jiboo rek. lancer message sa fans club. du ma def fans club dama naan. sama xarit yi sama bàyyi fans club bi ngay bañ. non fans club bi bañu man wax naa la sax bañu fans club nga ne ma non bàyyi fan bu wóorul fans club. non dama ne la bañuma ko. mais parce que bu ne samay xaar am na si nekk ñoo xam ne xamoo leen de. mais am na si nekk ñoo xam ne xamoo leen mosoo leen gis ñoom mosuñu laa sax gis mais dañu laa bëgg rek Habib Diallo xam nga ñun say fans lañ duñ say xarit. waaw mais waaw léegi lancer ñooñu message. dama naan samay xarit man ñooñu ñëpp samay xarit laa leen jàpp. daa xarit nga leen jàppee moom fans bi daal nga bëggul yow kon lancer message say xarit. léegi maa ngay gërëm sama fans club samay xarit samay doomu ndey xam nga rek mooy loolu. di leen ñaanal yàlla baleen fi ba ci kanam ak kanam di leen ñaanal yàlla lu ñuy wut yàlla leen ko yàlla may. waaw kon mbokk yi seen émission jotaay nawetaan tey ci la loolu l'international Habib Diallo koo xam ne vraiment fierté Thiès la vraiment fierté Thiès la fierté Sénégal la parce que bu ñu jigee si samedi bi passé mi ñu jigee Jeylaani Fall mi ngi wax ba lay tudd sax moom it vraiment nee na xaritam nga bon rakkam nga mi ngi lay conseil aussi si yoon bi nga nekk yàlla na si yàlla def nga gën see def Jeylaani Fall moom yóbbante boo doxoon pour ñu wax la ko que ni vraiment mi ngi sa ginnaaw mi ngi leen di soutenir yéen ñoom Sidi Sarr ñëpp li ngeen nekk yàlla na leen si yàlla may li ngeen xam ne moom ngeen bëgg kon nag li ñuy def rek mooy di la gërëm di la sant xam nañ seen temps bariwul. seen temps bariwul lii yombul heure bi ñu nekk fii nga xaar ñu ba sa kër heure def émission luñ def lu di la si remercier rek vraiment di la ñaanal aussi li nga bëgg. yàlla na ko yàlla def. di la benn message aussi dugg naa sa koñ waxtaan naa fa ak ñu bari ne ñu la bëgg lañ sincèrement dugg naa sa koñ dugg naa Atomique dugg naa parce que waxtaan na ak ñoom kontaan nañ ci sa comportement kontaan nañu aussi si social bi nga defoon boo xam ne waxuñu sax. social bi nga xam def nga 300 familles yi nga jël ci Covid bi ñoom ñëpp jàppale leen ci ay denrées alimentaires ñoom gis nañ loolu jotewuñ si yow nag moo tax ñu yóbbante ma ko mag ñeeg maire yeeg paa yeeg xale yëpp yóbbante nañ ma ne que li nga indi woon jot nañ si kontaan sa ñi ngi lay ñaanal li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla def. ñu vraiment ñi ngi lay ñaanal nee nañ loolu mënoon la see bañ a fekk parce que am na jot ñoo xam ne xamuñu la am na jot ñoo xam ne yegsi na seen kër te mosuñu laa gis mosuñu laa dégg ñoom ñëpp nag nee nañ à travers Xéwal TV vraiment jot nañ li nga xam ne yóbbante moom nga indi woon ñu ngi lay gërëm di la ñaanal di la sant. beneen bi aussi mooy say message bu xarit dugg naa si ñoom waxtaan nañoo ñoom nee nañ ñoom en personne lay bàyyi ak yàlla parce que nee nañ ba nga ñëwee tey comme li nga wax sànq mënoon nga wuti yeneen xarit. ba nga ñëwee tey mënu nga dem feneen comme ni ko ñeneen defee parce que moomuñu la. mais à travers say xarit ñoom nee nañ moo wax la kër yi
vraiment kontaan nañ ci yow ñu ngi lay remercier aussi ñu ngi lay gërëm si comportement bi nga nekkee ak ñoom parce que aussi nit ki dinaa ko def sa kenn ko wax moom mënul nekk. loo def nit ñi wax ko. sa waa koñ jóoban nañ ma si yow kontaan nañ si ko social ñu wax say xarit aussi ñoo xam ne mooy ànd ak ñoom am loo xam ne lu ko mën na ko wax en face nee nañ ma kontaan nañ si yow parce que mënul nga doxalee neneen mais ñoom leen gën a neex rek heure boo ñëwee vacances yaa ngi si ñoom c'est que relation ba amoon mu ngi continuer ba léegi ñu lay ñaanal lancé boobu bu si teggi sa tànk li nga wax aussi si ñi la jàppale woon bëggoo lim loolu moom c'est vrai kon ñooñu tamit reconnaissance bi nga am si ñoom tamit ñu xam ko que ne Habib Diallo nee na ñëpp ñoo xam ne jàppoon ci carrière leen de près au de loin mi ngi leen di jàppale mi ngi leen di remercier xam na leen yéen ñëpp xëy na temps moo ko permettre que muy yegg si ku nekk mais neen yéen ñëpp xam na leen bëggul lim nag mais ku si nekk rek fekkee fi nga toog jàppoon nga ni yow da nga ko def ak cœur da nga bëggoon Habib Diallo am réussite nee na moom yeggal si moom yëg na ko kon Habib vraiment ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant aussi lii il faut ñu def ko parce que Thiès la ñu dëkk Xeweul TV nekk Thiès yow ngay doomu Thiès kon yoon bu ñëwee si yow tey muy doon fierté si ñun li lay waxal mën nañu ko bañ a wax ak ñeneen vraiment ñu lay remercier seen émission jotaay nawetaan leen indi woon leen jox rendez-vous ba samedi